waxtu wi jot na dellu di leen nuyu bu baax a baax yéen ñuy teewlu waxtu wi temb ci Seneweb TV xibaaru bés bi lu ci gën a fës bokk na ci lu bees la nga xamante ne ni xam ne nañ ko ci mbirum Xaasim Ba bu ñu ne moo faat collègue am bile di Kiné Gaye moom nag garde à vue bi dañu ko sax mujjee prolongé xibaar yu yees yu tukkee ci mbir mi ni mel dinañ leen koo xamal ca na moo gën a yaatoo ab ndaw bayatam toll si fukk ak juróom-ñeent di rek M Diop dëkk ca Thiawlène ca Rufisque la ñu defeere àllarba 18 mai ca parquet bu Ndakaaru moom nag ñu ngi koy toppee mise en danger de la vie d'autrui métital bu tout tànk daal di koy jural sax gaañu yu garaaw ak certificat médical ñaar fukki fan ak benn moom nag xale ba daal defu ko lu dul daal di koy lakk ci anam gu doy waar. vidéo bi wër na réseaux sociaux yi ñu gis ci benn groupe agresseur di attaqué benn livreur ak jaas yi ba noppi pompe ko laata ñu yóbbu scooteram mbir mi ni mel nag am fukki fan ak juróom ci weeru mai ja rek diwaanu zone de captage bëccëgum Ndar kam daal di nañ ci amal liggéey bu am solo ñoom takk der ya ba tax sax teg nañu loxo ñu bëri ca boobulee gang lu doy waar daal dina yam ci ancienne piste bu Ndakaaru ab takk-takk bu garaaw moo fa am ci boy dugg Wakaam ci guddib di beer jàppaltine naka noonee ab soxna daal dina cay ñàkk bakkanam ndaw bi lee di Ibrahima Seck di frère Talla Mbeng bu DHL borom këru Kati Chimère Diaw la ñu xamul rek ana fan la ko jant bi tiim jamono jilee moom nag moom moo réer rek ay mbokkam di mbir mu doy waar gannaaw bu ñu gisee téléphone am ak wotoom waaye moom kenn xamul rek ana fan la féetee lu ñeel langue politique gi luñ ci àddu bokk na ci rek waa direction générale des élections ak rek conseil constitutionnel bi nga xamante ne daal dina koy débouté juróom-ñaari sages yi nag jox nañu dëgg Yewwi Askan Wi gannaaw recours bu seen mandataire bu Déthié Fall déposé woon ci li ni mel waaye nag gàntal nañu leen si la ñu doon sàkk ci liste Benno Bokk Yaakaar ci déclaration bu mu mujjee def njiital Pastef bu Ousmane Sonko daal dinay woote ab manifestation mu lu ëpp ñaari téeméeri junney doomi aadama tey tëkku jëlee palais njiiti réew mi Macky Sall naka noonu ne waa pouvoir bi daal dinañ yàddu ci li ni mel bokk ci Abdou Mbow mu ca daal di réagir danañu àddu ci mbirum Sweet Beauté doyen des juges Omar Maham Diallo mi ngi wëyandi di auditionné CDI ak képp ku leen mën a dimbale rek ñu leeral bi les dossiers bu dee teewlu nañ nag ñu bëri ci li ni mel ay avocat yu Ousmane Sonko la ñuy sàkku mooy daal ñu teewlu tamit ki nga xamante ne nii moo di capitaine Touré gannaaw mbiru Adji Sarr bi Madiambal Diagne daal dinay lim Ousmane Sonko ci ab scandale sexuel bu bees mbir mu doy waar li ni mel nag Madiambal Diagne moo ko dal di xamle si rek kàddoom yooyee mu biral dañu ko tënk dal di leen koy jottali laata ñu ciy toftal xibaaru tàggat yaram yu ñu koy dar keppe mbokk yi li la moo ci gënoon a fës ci tënk ngeen taaxir lu nees tuut gannaaw bàkk bi ma daal di feggoowaat ak yéen ci lu ñeel faram fàcc wi. mu ngoog dellu di leen di nuyu te di leen dalal jàmm ci xibaaru bés bi na ma leen ko diggee woon la koy dal di defee ci diwaanu Kédougou la koy dooree démb ci altine ji ci ay booru 20h la ñu nemmeeku benn kaawu meurtre ca Bantako nekkee ca commune bu Tomboronkoto nepp département bu Kédougou ci ab xeex la fa musiba dal di juddoo benn orpailleur guinéen la kenn ci ay xaritu sénégalais wam dal di jàmm ñàkk bakkanam ca ba ñuy rek génn ci benn bar ba mu defee jëye bi leen nag ba noppi dafa dal di daw ñu yëgal ko adjudant Souleymane Thior di commandant brigade du proximité bu Mako wàcc na fa ca bërëb ba mbir ma amee ànd ak ay élément wam nag takk derrière télé intervenir moo tax ñu gaaw a teg loxo ka faat guinéen ba ci ba muy rek génn village ba gannaaw ba mu bëggee woon réer mes ci àll bi jamono ji may waxee ak yéen nag mi ngi en garde à vue ca brigade gendarmerie bu Mako ubbi nañu ab enquête ngir xam circonstances yu sabab boobule meurtre daal dinañuy xamle lu bees ci mbirum Xaasim Ba bu ñu ne moo faat collègue am bi lee di Kiné Gaye moom nag garde à vue am bi dañu ko prolongé bu ñu sukkandikoo ci libération bu biral xibaar bi Xaasim dinañu ko defeere parquet bu Pikine Guédiawaye ëllëg ci àllarba gi ngir assassinat ak acte barbarie Xaasim nag nee nañu dund boos la tàmmoon di dund di photo wu di wone ay montre am ak i costume am bésu mariage am sax nee nañu xaalis ba fu ne la doon jàmbaajee booba Xaasim rek mu ngi doon liggéeyee ca banque Cofina naka noonee benn bés ba mu waroon a
déposé juróomi million la ne ay agresseur dañu ko attaqué yóbbu xaalis ba def si yaramam sax ay gaañu ngir rek ñu gëm loolee mu leen xamal ka mu doon liggéeyal nag mësula xam li ni mel gannaaw loolee nag la ñu ko licencié ñaari million la tibboon tamit ci compte benn cliente naka noonee la ko Cofina porté plainte laata mu koy viré ba ñu ko nag dàkkee foofee ci Cofina la dem ci entreprise Mansour Sy bu am rek ay point transfert d'argent yu bëri ngir détourner ñetti millions ak rek 500 000 ci suñuy koppar ak rek financé ngénte taawam moo tax Xaasim dal di faat kile di Kiné Gaye gannaaw ba mu avoué ni moo def crime bi Xaasim Ba bu ñu sukkandikoo ci enquêteurs yi soo moytuwulee dinañu ko tëj giiru dund ay atam nag si ñaar fukk ak juróom-ñett la toll. ab ndaw ba itam toll si fukk ak juróom-ñeent di M Diop dëkk ca Thiawlène nekkee ca diwaanu Rufisque la ñu defeere àllarba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai ca parquet bu Ndakaaru moom nag ñoo ngi koy toppee mise en danger de la vie d'autrui métital ab tout tànk jural ko gaañu yu garaaw ak certificat médical ñaar fukki fan ak benn moom nag dañu ko tuumal ni dafa sotti diwlin gu tàng jip jërbaatam bile di GD ay atam toll si ñeent képp brigade de protection des mineurs nag dugg na ca mbir ma juróom-ñeenti fan ci weeru mais enquêteurs yi jot nañu ay photo yuy wone gaañu yu graaw ya nga xamante ni xale bi daal dina koy am famille ba ñoom dañu doon bëgg rek nëppal mbir ya lancé sax ab collecte de fonds ngir rek faj xale bi ne xale bi daal kër maamam la lakkee fukki fan ak ñaar ci weeru avril la ne woon ca koor ga da doon foo ne ci mbedd ba muy daw di dugg ca kër ga la mbëkkanteeg tantam bu yoroon poolu diwlin gu tàng mu tuuru ca kawam waaye nag seen kaddu yooyee convaincre benn yoon enquêteurs ya ndax nee nañu naka la accident bi ni mel mën a amee te tant ja yoroon diwlin ga lakkul fenn ci yaramam gannaaw loolu la ñu dal di xam ne daal la ñu leen xamal di daal xale boobee dañu ko lakk lu am la famille bi bëgg ko nëppal. vidéo bi wax na réseaux sociaux yi ñu gis ci benn groupe agresseur attaqué benn livreur ak ay jaasi ba noppi pompe ko laata ñuy yóbbu scooteram mbir mi ni mel fukki fan ak juróom ci weeru mai la amoon digg bëccëg ca zone de captage ay waxtu gannaaw boobu la agression la police dal di xam le ni nag teg na loxo kenn ci defkatu ñaawteef ya ca diwaanu Grand Yoff boobaak léegi amatuñu ci benn xibaar ba àjjuma bi ñu génn section de recherche de la gendarmerie di tegee loxo ñu des ca gang ba nag ñoo ngi ko localisé si rek diggante Ndakaaru Fatick ak Kaffrine juróom-benn teg nañu leen loxo Pedro Gomis la ñu ca njëkk jàpp ci vidéo bi moom moo doon dawal moto ba ñu sàcc àjjuma bi ñu génn la ñu teg loxo moom ak la ñu ko teg loxo moom ak kile di Nicolas Maam Cheikh muy seen chef nag doon rek tëkku livreur bi ak jaasi ak kile di Cheikh Fall Modou Tall ak Abdoul Ndour ci ab kër bu ñu abandonné lañu leen jëlijee ca diwaanu Fatick naka noonu la ñu nangoo la ñu leen di tuumal laata ñu leen di defeere parquet tey ci talaata ji kenn nag képp la ñu jàppagul ca gànga di Baye Niass mu yoroon pompe ba ci vidéo bi moom moomee nag ca diwaanu Kaffrine nee na la ñu ko localiser xam naa dinañu ko teg loxo ci bu yàggul dara lu doy waar daal dina yam ca ancienne piste bu Ndakaaru ab takk-takk bu graaw lool moo fa am ci boy dugg Wakam ci guddib dibeer jàppal ci ne bu ñu sukkandikoo ci les échos bu xëy tey biral bi la xibaar ab soxna bu ay tam toll ci fanweer di wuyoo si turub Amina Sow moo ca ñàkk bakkanam jural ay mbokkam ak kii rek ñam mu bokkal koñ tiis ak nakar wu jéggi dayoo caroleur bi lee di Mbaye Faye ak belle-sœuram di Aïcha Tunkara ñoo ngi depuis semaine ba la ñu génn ca maison d'arrêt et de correction bu Mbour bu ñu sukkandikoo ci observateur bu biral xibaar bi ñoom ñoo ñee mbirum viol ci mineur bile di CD lañu leen di rek toppee caroleur bi nag nee nañu dafa fokkarti séquestré ba noppi violé xale bu jigéen ba complosé ki nga xamante ne ni moo di belle-sœuram li ni mel la ñëpp di waxtaanee sa jamono jile ca quartier Oncade bu Mbour ba mbir mi xewee di ber fukki fan ak juróom ci weeru mai ci ay booru 18h ay waajuru xale bi nag ñoo saisir brigade gendarmerie bu Mbour laata ñuy jëbbal xale bi gynécologue mu xool ko ci hôpital bu Mbour naka noonu la ñu nemmee ko ay gaañu yu bëri ci awra xale boobee ay tam toll si fukk ak juróom ci njeextalu seen garde à vue bi nag caroleur ba di Mbaye Faye ak belle-sœuram bi lee di Aïda Tunkara déféré nañu leen parquet bu tribunal bu Mbour. Ndaw bi lee di Ibrahima Seck moo réer depuis barki démb kenn xamul nag ca la mu nekk ak fa ko jant bay tiim otoom képp ak téléphone am la ñu gis ca plage bu Jàmmalaay bu ñu sukkandikoo ci benn jege ñaaleem waaye moom kenn gisu ko di lu jural njàkkare ay mbokkam ak ay jege ñaaleem tax sax ñuy wasaare photoom
fu ne ci réseaux sociaux yi ngir xam rek ana fan la féete moom moomee di Ibrahima moom nag Ibrahima frère Talla Mbengue DHL la di borom këru ki nga xamante ne nii moo di Kati Chimère Diaw. ñu xuus ci langue politique gi Yewwi Askan Wi ak Gëm Sa Bopp dañu doon sàkku ngir ñu bañ a valider liste Benno Bokk Yaakaar bi seen sàkkute foowee nag conseil constitutionnel daal dina leen koy gàntal seen décision ba ñoo ngi ko biral ci ab note ba nga xamante ne ni moom la ñu dal di fësal. Direction générale des élections conseil constitutionnel débouté na ko cette charge yi nag jox nañu dëgg Yewwi Askan Wi gannaaw recours bu seen mandataire bi Déthié Fall déposé woon moom nag Déthié autorisé nañu ko mu retirer ak tamit mu substituer yeneen candidat si ñaar ñu tekki seen ndombal tànk bu ñu sukkandikoo ci décision gu conseil bi. charge yi nag ñoo ngi wéeru si lu décision numéro 006062 bu 17 mai 2022 bu ministère bu yor wàllum élection mal fondé yi si fàttali nag mandataire Yewwi dafa déposé woon ab recours ngir dénoncer lu direction générale des élections gàntalaloon Déthié Fall ngir mu indi ay coppite ci listu Ndakaaru bi ak tamit beneen recours ngir annuler listu Benno Bokk Yaakaar ndax nee nañ seen rek limu parrainage ga dafa daal di ëpp di lu ñu leen gàntalal tax coalition Benno Bokk Yaakaar di participer tamit ci législative yi. si déclaration bu mu mujjee def njiital Pastef bi lee di Ousmane Sonko daal dinay woote ab manifestation ngu lu ëpp ñaari téeméeri junney doomi aadama tey tëkku jëlee palais njiitu réew mi Macky Sall waa pouvoir bi nag daal dinañuy rek addu ci li ni mel député bi lee di Abdou Mbow di porte parole adjoint bu APR daal dina cay dal Ousmane Sonko daal di ne Sonko waxuñu ko dëgg décevoir nañu askanu Sénégal yëpp militants yi ak sympathisants yi ci seeni ay doxalin anaka noonu ne dañoo bëgg nag làkku ci déclaration yi taal réew mi ngir daal camoufler yenn mbir yi waaye sénégalais yi comprendre nañu leen moo tax ñuy wax loo xamante ne ni tegguñu ko fenn laata muy naan Sonko ku irresponsable la daa bëgg a toog rek ci photo yu njiitu réew mi moo tax mu naan ñu jëlee ko ca palais ba tax na mbëbétam la wax ba tax na Sonko mérité wul sax jiite ab mairie mu xamle ko moom Abdoul Mbaye. noonu laay xuusee rek ci mbirum Sweet Beauty bi doyen des juges nag di Omar Maham Diallo mi ngi wéyandi di auditionné seede yi ak képp ku leen mën a rek dimbale ci leeral boobu les dossiers bu dee teewlu nañu ñu bëri ci li ni mel ay avocat yu Ousmane Sonko nee nañu capitaine Touré moo ci des ndax woolu ko teewlu ko doon na tamit lu am solo ngir leeral bi le mbir ay conseiller yu Ousmane Sonko yónnee nañu ab correspondance doyen des juges ngir daal wax ko mu teewlu capitaine Touré ay avocat yu Ousmane Sonko nag la ñu bëgg a xam moo di ba xam ndax capitaine Touré dañu ko teg pression ci ban état la masseuse bi la di Adji Sarr nekkoon ba mu njëkkee taxaw ca section de recherche fi mu ne nii nag li ñuy xool mooy ba xam ndax Omar Maham Diallo dina nangu li ni mel ay avocat yu Ousmane Sonko am déet. gannaaw mbirum Adji Sarr bi Madiambal Diagne daal dinay lim Ousmane Sonko ci ab scandale sexuel bu bees taskatu xabaar bi nag nee na Ousmane Sonko dung la def ca ba muy wax ci beneen cas bu tax daal ñu placé ko sous contrôle judiciaire naka noonu la ne nag influenceur bi lee di Bah Diakhaté biral na ci réseaux sociaux yi agenda wu Ousmane Sonko mu dem dar ca Ziguinchor ngir ay entrevue Ndakaaru ak ci banlieue bi ci guddi ba 13 mai jàpp 14 mai 2022 ndax day étouffé ba mbir bu claté postérieurement si rek mbirum Adji Sarr bi lee naka noonu la ne nag ay firndeel ak yeneen i CD vidéo papa yaay frère ki sœur mi ngi circulé ba noppi si Sénégal te nag suñu réew mi mérité wul daanu ci loxo yi ni mel tey naan melokaanu Ousmane Sonko naxu ko benn yoon wa illaa juumu ca ba mu ca noppee la ne nag ban réew mooy nangu am njiitu réew ba nga xamante ne ay photom ak vidéo am yu ñaaw ñoo ngi wër ci rek réew mi. leneen ci ab communiqué bu ñu biral CNRA nee na nemmeeku na ci émission jàkkaarloo bu àjjuma ñaar fukki fan ci weeru mi atum 2022 ca TFM Fou Malade yëkki ay kàddu yu ñaaw jëmale ci kenn ci invité ya naka noonu la ñu fàttale waa TFM rek wàllum responsabilité gu ñu war a am ci lu ñuy diffuser ci seen boobule émission tey naan lu muy xaar ci taskatu xabaar yi présentateur animateur ba ci chroniqueur mooy dal teg ci yoon intervenant yi waaye du sabab désordre di yëkki ay kàddu yu ñaaw jëmale ci seen i ay invité naka noonu la Babacar Diagne ak ay ñoñam dànkaafo télévision Futur Média ngir li ni mel bañ a amati. tàggat yaram dama koy door rek mbirum joueur bi lee di Keita Baldé moom nag daal dina taxaw temm ngir dagganal digganteem ak Simona
Simona tey ci talaata ji. Simona nag moo biral xibaar bi ci statut Instagram am Keita Baldé ak Simona ñoo ngi bëggante def na ay at di dund mbëggeel ba nga xamante ne kenn doot ko natable di fësal saa su ne sax mbëggeel woowee ak seen ba complicité ci réseaux sociaux yi fi mu ne nii nag dañoo bëgg dagganal seen diggante comme ni ko yàlla santaane si teewaayu seen ñaari doom yi. Madou ci mondial 2022 bi fédération sénégalaise de football xamle na ci ab communiqué ne Sénégal du jouer match xarito ci fenêtre FIFA 30 mai bi ba 14 juin gannaaw ñaari bés yu njëkk yu qualification yu CAN 2023 bi contre Bénin 7 juin ak Rwanda 14 gaynde yi weeru septembre la ñuy dooraat ak seen club yi laata ñuy rejoindre tanière bi ngir waajal mondial 2022 bi bu fédéraux yi nag tànne bañ a joué loo sélection bi weeru juin ngir permettre ndaw Aliou Cissé yi la ñu noppaleku bu baax a baax. lamb la ñu koy daal di ndar keppe ak xibaar bu nakar yi bu ca tal di tàbbi mbëru écurie sakku xam-xam bi nag di Akon moo génn àdduna tey si talaata ji ci ab hôpital bu nekk file ci Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu bàyyeekoo Sene News mbër mi dafa def malaise ba muy def entraînement di lu ko yóbbu nile rek mu dal di cay jaar ñàkk bakkanam tey si talaata ji ba tey la ñu koy jëbbal boromam équipe Seneweb yëpp ñoo ngi koy jàll famille am ak ñëpp ñuy yëngu ci wàllum làmb si suñu réew mi la di Sénégal ci samay kàddu mu nga ko jaaree fa jaajëfal leen bu baax a baax yi ñu doon teewlu fépp ci àdduna gi di leen di ñaanal rek kenn dalu ba jàmm ak salaam.